Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree ko ak ñàkkum essence be gasoil bu ñu nemmeeku jamono ji fii ci Ndakaaru tax na nag ñi nga xam ne dañuy dawal oto ñu ngi yuuxu wàllu nguur gi ginnaaw bu ñuy amal rang bu métti ci yenn station ngir am essence ci wàllu woowee sax jëwriñ bu ñu denk wàllum énergie ak pétrole di Sophie Gladima daan na ci indi ay leeral rek di dalal xel askanu Sénégal ci politique la ñuy wax ci soxa wàllum PDS kii di Abdoulaye Wade nag am na nit bu bees ñoo xam ne rek daan na leen tabbu ci parti boobu waaye nag askan wi la ñu gis mooy na fexe ba dugal ndaw yi ci wàllum parti bi ndax temps yi dafay changé wàllum police nationale nag ay bopp yu yees nag lañ ca nemmeeku ni ki démb ki nga xam ne rek mooy jëwriñ bu ñu denk wàllum biiru réew mi di Antoine Félix Diome moo ko daal di amal ci boppu direction des investigations criminelles leerale di ngeen ko amal fii ci journal bi xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram mbokk yi moom la ñu ndar képpee léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàccee dal leen jàmm ci xibaar yi mbokk yi dañ koy dooree ak ñàkkum essence ak gasoil bu ñu nemmeeku jamono ji ginnaaw loolee sax jëwriñ bu ñu denk wàllu woowe di Sophie Gladima amoon na nag ak doxu nemmeeku fële ca fi nga xamante ne mooy dépôt gaz yi fu ñu koy def ca mbaaw ak ca caaro yi ginnaaw bi nga xamante ne ñu bari ci askan wi ñu ngi ko daal di ñaawlu rawatina ñi nga xam ne dañuy dawal oto ñu teewlu ay kàddoom. produit bi am na donc la ñu waxoon la ñuy répété waat produit bi am na. mais malheureusement ay contraintes logistiques moo tax ba produit bi yeggul woon ci point de vente yi expliqué nañ leen ko dem nañu sànq port xëy na nekku leen fa woon gis nañu pour wan Sénégalais yi cargaison yi nga xam ne ñu ngi décharger au niveau du port di décharger aussi bien gasoil mais di décharger également essence donc amoon na sax lu nekkoon ci cuve mais comme ni mu ko expliqué sànq lépp fii lañ koy andi yëpp bi fii te tuyau yu tolloowul la nga xam ne mooy jóge port di ñëw fii tuyau bu mag la ba pare war a ñëw jaar ci tuyau bu ndaw donc xam ngeen ne temps bi muy jël du benn ñaar SAR dafa doon yokk di andi mu doon ñaari point yoo xam ne foofu la doon jóge pour dem ci dépôt terrestre yi avant muy dem ci station yi SAR andiwul ñii rek ñooy andi bi tamit ñoom seen bopp wax nañ ko dañu am jafe-jafe yi tam il faut que ñu defar ko boobu nag moo andi lii waaye du question de produit bi amul dañuy ñaax Sénégalais yi ñu dal dëgg la metti na ci ñoom ndaxte nga taal sa oto bugg a dem fenn amuloo carburant mais gis nañu ñoo xam ne tey jël sa juróom-ñaari oto yóbbu sol ko nañu patriote tuuti ndaxte loolu moo tax ba bu gën a manqué ndaxte soo amee juróom-ñaari oto xalaatal ki nga xam ne benn oto rek la am soo jëlee sa benn oto mais ñeneen parce que produit baa ngi fi ëllëg si nga ñëw jëlaat waaye su fekkente ne ñëpp kenn moo jëlandoo yëpp xëy na ñu sa waroon nañu sanctionné la pompiste yi bu ñu jox ay nit ñu bari ci même quantité mais daf ñu bett. dañuy desandi ba tey rek ci wàllum ñàkkum essence ak gasoil bu ñu nemmeeku nag buñ ko saytoo wala sax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy chef de département logistique nee na dañ amoon na jafe-jafe ci wàllum logistique li nga xamante ne loolu moo indi jafe-jafe wàllum ñàkkum essence ak gasoil ñu teewlu kàddu ki nga xam ne rek mooy Alpha Wane moo nekk chef de département logistique. donc tey yéen a ngi biir Senstock dépôt stockage hydrocarbure la fii la ñuy jotee tout ce qui est hydrocarbure ci dëkk bi am nañ ñett dépôt bi nekk Mbaaw moom waa SAR ñoo ko doon jox bi nekk fii ngeen nekk fii Produit Blanc la tudd ak bi nekk port ñoom kii lañ doon jotee par tanker lañ doon jotee mais ñeent weer ba juróomi weer ci ginnaaw SAR dafa nekk di révision pour yokk capacité de production donc du coup lépp lu ñuy jot ci produit ci dëkk bi ci port bi lay duggee donc day ñëw ci port bi ñu andi ko fii à travers ay pipeline bu ñëwee fii ñu jottali ko waa Mbaaw ñi nga xam ne SAR moo leen doon jox ñu jox ko ñoom aussi ñu jot produit pour mun a livrer distributeurs yi mais fan yi nag li ñu noté mooy que ne pipe bi relié dépôt bi nekk fii jëm Mbaaw dafa amoon problème dafa amoon fuite ñu nekkoon di ko defar te comme mbirum hydrocarbure la pour mun a defar pipe yi il faut nga def ci ndox nga dagg ko et loolu du liggéeyu benn fan du liggéeyu ñaari fan
donc te comme fi mu bëtt aussi population bi dañoo nekk foofu côté Thiaroye la donc il faut vraiment ñu jël ay mesures de sécurité jël seen temps pour defar ko pour que buñ démarré waatee duñ am benn problème. ñàkkum essence beeg gasoil bi boo moytu nag dina am njeexantal yu métti ci ñi nga xamante ne rek dañ koy jënd maanaam boo moytu dinañ yokku tarif yi boobee mooy alerte bi nga xamante ne kii di Issa Dieye moo ko daal di xamle nekk secrétaire du syndicat autonome démocratique indépendant bu transport ñu teewlu ay kàddoom. Même si l'État ne finance pas, si l'État n'amène pas. ñàkkum essence bi ak ñàkkum gasoil bi yaakaar naa ne njeexantal li daal dina feeñ ci dem beeg dikk bi ndaxte tey bu essence manqué gasoil manqué faw ñu wuti ko te ñi nga xamante ñoom ñoo koy jaay tamit dañ ciy jéem a profité wu gën a yokk mbiri mu seer loolu moo waral tamit ñu am njort ne tey jii bu fekkee ne essence bi dafa yokk gaz bi dafa yokk foo ñun transporteurs yi tamit ñu yokk suñu loxo ci paas yi xam naa ne daal ñi nga xamante ñoom ñooy nguur gi daal ñoo si mën a indi ay saafara nu mu gën a gaawee waaye daal suñu ci defoon ndànk-ndànk nañuy xaarandi bu baax a baax njëg yi nga xamante mooy njëgu transport bi yokk bu baax. ñàkkum essence boobee nag mi ngi jural jafe-jafe ñi nga xamante ne rek ñooy dawalkati woto yi ndaxte dañuy ran yu métti ci yenn station service fii ci Ndakaaru tax na sax ñuy wàllu nguur gi mu fexe rek ba jafe-jafe yi nga xamante ne moo am ci fu ñuy jëlee essence bi ñu mun ko saafara ndax ñoom ni mun cee jëriñoo reportage Barthélémy Coly. ñàkkum gasoil ci station service yi jamono ji dafa nekk situation bu compliqué ci ngir automobilistes yi ñoom nag gis nañ ne situation bu continuer nit ñi mën nañu garer seen oto yi. bu dee gasoil nga am boo ko amul te obligé nga dem garer sa oto pour uti beneen moyen pour mën a dem vaquer sa occupation donc dafa xaw a métti na temps yi moom xaw na compliqué parce que station boo romb ba gars yi dañ koy ran pour mën a am carburant. ngir dem ci station service yi automobilistes yi nag ñoom na dañoo obligé wu di def ay rang pour mun a am carburant. ngir saafara li ñu mel nag automobilistes yi ñu ngi woo nguur gi mu jàppale leen ci situation boobu. mais dañuy ñaan nguur gi ak ñi nga xamante ñoo ŋànk mbir mi ñu gaaw a lijjanti affaire bi ndax mu mun a gaaw a lijjanti quoi incha allah. usagers yi ñu ngi laajte état mu jàppale leen ci situation bu ñu nekk di dund jamono ji ngir am carburant. ñu waxaat ci wàllum politique ak parti PDS nag kii di maître Abdoulaye Wade nag daal na tabbu ab direction bu bees boo xamante ne ñoom ñoo war a téye li nga xam ne mooy élection législative yi nga xam ne ñetti weer rek moo des ñu daal di ko amal nag ñu war ko amal le 31 juillet bi daal na tabb ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Thiam moom la nommé directeur de campagne am waaye nag bile nomination nekk na loo xam ne ñu bëri ci askan wi rafetlu wuñ ko la ñu gis rek mooy Pape di soppi nag maître Abdoulaye Wade dafa war a dugal ndaw yi ci biir parti bi ngir nag soppite bu baax mun ci am reportage Ousmane Niang. ngir élection législative yi nga xam ne moo na ma ñëw kii di ancien président Abdoulaye Wade li mu bëgg nag mooy parti bi di PDS bañ a allié ak benn parti politique rawatina nag coalition bi nga xam ne moo nekk Yewwi Askan Wi ci kàddoom yoolee nag yenn ci Sénégalais yi gis ne góor gi amatul benn influence boo xam ne mun na ko def ci seen politique bi parce que la woon dafa woon ni waaye tamit mentalité sénégalais yi dañoo changé ki gisee ni mel mooy citoyen sénégalais bi. góor gi daaw noppul parce que du coup génération bi dañoo xaw a changé quoi. waaw y a presque disons 15 ans de cela dafa am ay jeunes yoo xam ne amuñu mentalité comme bu njëkk changement aussi ku nekk da nga bëgg changement dund ak sa génération. ci seetlu nag ci langue politique bu Sénégal dafa am ay parti politique yu yees yu juddu yu bari ay parti politique yu yees yu bari yu juddu imposé seen bopp andi tamit ay idéologie yu yees peq ànd ci ak nouvelle génération bi loole sax moo tax ñenn ñi gis ne PDS bu fekkee dafa bëgg ñëwaat ak doole militant politique bi jàpp ne maître Abdoulaye Wade dafa war a jox confiance ndaw ñi ñu doxal. man dama gëm ni moment bi ñu nekk ni il est temps que ñu jox responsabilité les jeunes. moment bi ñu nekk nii on en a marre ñu jox ay ñi nga xam ne mënuñoo dem dara te assemblée boo xoolee pratiquement ñi nga xam ne ñoo fa nekk c'est des doyens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de l'assemblée macha allah seen liggéey bi nga xam ne liggéey bi rafetoon na trop mais moment bii ñu nekk nii jeunes yi la ñu war a jox gëdd ñu liggéey man dama jàpp ni dañu war a jox place jeunes yi ñu dem toog assemblée porter les projets yi nga xam ne les vrais projets ñu porter ko.
parti bii nag ci PDS suñu sukkandikoo ci ñi ñu jox kàddu jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk ay jeunes rawatina nag responsable yi waruñoo toog rek banque seeni loxo di xaar lépp ci maître Abdoulaye Wade ngir wane seen doole surtout sax ci jamono ji ak fu mu toll ci ay at lenn rek lañ bëgg ci moom expérience bi mu am ak expertise bi loolee Sénégal dina ko soxal ngir mën a jëm ca kanam. ñu wax ci wàllum maire bu Dakar xam ne nag Khalifa Sall moom lañ daal di nommé mu nekk maire honoraire bu ville bu Dakar demande bi nag niki démb lañ ko accepté ba ñuy amal conseil municipal foofee ca Ndakaaru nag ñu fàttale na Khalifa Sall nag dafa ñàkkoon lépp li nga xam ne mooy fonction ma ginnaaw bi nga xam ne tegoon nañ ko loxo ci décret présidentiel ginnaaw bi nga xam ne nag dañ ko daan juróomi atu kaso yoo xamante ne rek day ñàkk lépp li nga xam ne mooy fonction bi ma amoon bokk na ci maire ville bu Ndakaaru bi nga xamante ne léegi daf ko ñàkkoon. dañuy desandi ba tey rek ci wàllum mairie bu Ndakaaru Barthélemy Diaz nag ginnaaw bi nga xam ne rek daan recruter ki nga xam ne rek mooy capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ñi di waa inspection du travail nag ñi ngi ko daal di artu ci li ni mel bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne rek mooy journal L'As ñoo daal di ko xamle nee na ñaari ndodd yooyu nga xamante ne def na ko loi bi daal xàmmeewu ko bokk na ci li nga xamante ne mooy décret 2020 du 8 janvier 2020 moo xamante ne mooy fixé yenn ndodd yi nga xamante ne moo soxal wàllum collectivité territoriale ak article 9 bi nga xamante ne nee na maire nag cabinet maire dafa war a am directeur am benn inspection am benn assistant ak benn koo xamante ne mooy chargé de com ak relation publique nee na loolee la ñu may maire daal mu daal di ko daal di am foofee ca place am. ñu wax jëmale ci prison camp pénal bu nekk fii ci Liberté 6 foofee niki tey si suba démb sax lañ mën a wax daanaka lu tollu ñaar fukki détenu yi nag dañ leen daal di renvoyer yóbbu leen fële ca prison bu nekkee ca Kaolack bu ñu sukkandikoo ci ñii di waa FRAPP France Dégage nee na détenu yooyu nag dañoo yeewu nag gis seen i bagage yëpp ñu dajale leen ko rek fas yéene yóbbu leen ci Kaolack la ñu jàpp ñoom collectif bi nee na ñii di waa administration pénitentiaire nag dafa mel ni dañuy venger aussi détenu yi nga xamante ne ay militantistes lañ maanaam dañ doon xeex ci lu jëmale wàllum nguur gi ñoom ñoo ko daal di xamle nee na nag boo sukkandikoo ci ñii di waa FRAPP lu toll si 300 détenus ñoom la ñu denc ca prison bu nekk ci Kaolack te boo seetloo si juróom-benn néeg nag lañ leen séddale néeg boo gis nag mu ngi am juróom-ñetti fukk détenus ñoo daal di partagé fi nga xamante ne foofu la ñuy defee seen lépp jamono ji nga xam ne ndox jafe na foofee nga xamante ne ngir am ko réservoir bi nga xamante ne moom lañ doon service ci ndox nag jafe-jafe la am jamono ji. yu ñoo naa leen ko ci bopp xibaar yi coppite yu yees la ñu daal di nemmeeku ci bopp division des investigations criminelles ki ko xamle nag mooy ministre de l'Intérieur di Antoine Félix Diome ni ki démb la ko daal di tàmbali coppite boobee ci sukkandikoo ci li nga xamante ne mooy di ko daal na effectuer commissariat bu Kaolack daanaka lu bëri daal daan nañ ko soppite ngir ay leeral ñu ànd ci Alla Thiam. fële ca police nationale nag ñu nemmiku ko ay coppi ko jëm ci bopp commissaire yi maanaam commissariat yooyu nag dañoo am ay coppite gu ci bokk ñu ci bëri ñu changé leen teg fa seen i morom ci loolu nag la ñu nemmiku ci commissariat bi sax ñuy xamal ne daata loolu direction d'investigation criminelle du DIC changé nañu seen patron commissaire Aliou Ba moom nag nekkoon ci poste boobu depuis atum 2019 moom nag ki ko remplacé mooy ex commissaire Ziguinchor Adramé Sarr commissariat Mbacké nag Ibrahima Sarr moom moo nekk ca poste boobu nga xamante ne ci ay fan amul kenn ko fa nekkoon fële ca commissariat ki nag commissaire Ba moo ko fa remplacé fële ca Ziguinchor la nekkoon kii la ci tamit ñu affecté woon ko fële ca Kolda ba tey dañuy nekk ci Kaolack nag nekk ab jeu diggante commissaire Thierno Diop bi nekkoon Parcelles Assainies te dem fële ca Ndorong ki ko fa remplacé nag moom day jóg rek di Balla Kébé dem fële ca commissariat bu Parcelles Assainies ba tey ci Touba commissaire Papa Salif Camara nekkoon ca Thiaroye nag moom la ñu teg ci bopp commissariat bu Mbacké ci loolu nag commissaire jigéen bu Kolda moom moo ñëw nekk brigade spéciale bu Touba ki ko fa remplacé moom moo ci Folado bi nag mooy commissaire Malick Dieng bu Risatol ci Dakar mouvement boobu nag tamit am na yeneen région yoo xam ne laal na leen ci biir Dakar commissaire ci nga xam ne ki nga xamante ne moom mooy agent octrice di Adja Astou Maron nag ñu nommé ko commissaire Golfe Sud Médina commissaire
commissaire Abdou Sarr bu Grand Yoff nag moom la ñu fa tabbu ginnaaw bi nga xamante ne ki ko fa wuutu nekk na commissaire El Hadji Sow moomu nag ñu ngi ñu xamal ne moom moo dugg fële ca commissariat bu Jëppal ci jeexantal loolu commissaire Janko Mballo nag bu Jëppal di nga xamante ne dinañ ko contrôler commissaire en charge bi nekk Grand Yoff. Alla Thiam ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci grève ginnaaw bi nga xamante ne sage-femme yi ñoo ko amal niki démb tey jii nag ñi nga xam ne ñooy pharmacien yi pri nekkee ci privé ñoo tàmbali seen i ab grève nag ngir jàppale rek seen i collègue di docteur Aïcha Goudiama Mbodj moom mi nga xamante ne mooy propriétaire bu grande pharmacie dakaroise bi nga xamante ne jamono yee ñu weesu jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr dafa génn woon ab décret ngir rek ñu daal di fexe ba daal di saisir fi nga xamante ne foofee la moom intersyndicat boobee lu ñu bëgg rek mooy ñu jox leen seen àq ak yelleef waaye tamit da fexe ba jëlee fi ki nga xam ne mooy directeur bu pharmacie ak médical ñoom nee na nag bu fexee ne seen xeex bi gisuñ ci saafara dinañ ko tàmbali d'ici 24 heures. xibaaru bitim réew dañ koy dooree ca Mali jamono ji junte bi nga xamante ne ñoo nekk ci pouvoir daan na xamle ni ki démb ci partenaires régionaux yi nee na di xamle rek ne lancement bu ñu doon amal ci processus wàllum transition ñaari at nag te ñoom ñu bëri bëggoon ko ca Bamako organiser ay élection fii ci fukki weer ak juróom-benn daanaka ci lu gën a gàtt nag nee na déclaration boobu ki ko xam ne rek mooy ministre bu nekk jamono ji nga xamante ne militaire yi ñoo ko fal di Sogal Maïga moom moo ko daal di xamle mi ngi daal di fàttaliku nag nee na waxtaan yi nga xamante ne moom la ñuy war a amal ak CEDEAO boobu ba tey nag jeexalu ko dinañ ko tàmbaliwaat ñu leen di fàttali Mali nag depuis atum 2012 ba tey ci mu ngi am jafe-jafe ci wàllum terrorisme. ca Burkina Faso lu toll si ay junne doomu aadama nag ñoo naroon a fàttu ginnaaw bi nga xamante ne opération force armée ñoom ñoo ko daal di amale foofee ca région bu Douala foofee nag lu toll si ay kilomètres ci frontière Mali ak lii di Nigéria lu bari ci ay soldats nag jot nañ ci am ay gaañu-gaañu ak ñenn ci ay civil. ca Cameroun la ñuy jeexalee xibaaru bitim réew mbokk yi foofee nag ca nord ba daanaka lu toll si juróom-ñeent dëkkandoo yoo xamante ne ay jigéen lañ dañ leen teg loxo li ko waral nag dañ doon amal ab manifestation boo xam ne ci weeru avril bi lañ ko tàmbali woon ngir rek fexe ba jëlee fa jafe-jafe yi nga xamante ne wala sax violence yi nga xamante ne moom la ñuy def jigéen yi waaye bañ leen tee ci kaso bi ba tey jii nag ba tey nguur gi amagul ki loo xamante ne wax na ci sax li tax nit ñi xam ko mooy ñenn ci askan wi ñoo ko jaarale ci ay vidéo dugal ko ci réseaux sociaux yi loolee tax sax nit ñi artu si xibaaru tàggat yaram dañ koy dooree ak digle yi nga xamante ne moo duppeeti jëwriñ bu ñu denk wàllu woo di Matar Ba mi ngi xamle ne juróom-ñetti stade yi fi nekk nag dinañ fexe ba daal di ko defaraat élection à la présidence bu fédération ivoirienne ki nga xam ne rek mooy Didier Drogba moom nag nee na dafa bëgg a bopp waaye loolee nag mi ngi indi coow foofee ñu ànd ceek Momar Seck ngir ay leer. xabaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak wàllum football Sénégal nag ñu ngi def lépp nag ngir mën a organiser li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique des Nations fii niki démb nag la ko Matar Ba di jëwriñ gi ñu dénk wàllum sport xamle foofu sa Louga. yi nga xamante ne mooy Albouri ñu ànd nag ak ñi ko liggéeyoon pour defaraat gazon bi defaraat projecteurs yi defaraat sonorisation bi tableau magnétique bi ñu ñëw nag pour lancer travaux yi fii ci Louga war koo def nag ci Fatick war koo def ci Tambacounda war ko def ci Matam war ko def ci Ndar war ko def Pikine war ko def ci stade régionaux yi yëpp ñi nga xamante ne defar nañ loolu nag mu am solo parce que bu nit di góorgóorlu aussi da nga koy jàppale moo tax ñu bëgg a commencer Louga su ko defee ñu amal yore li fi mu lu baax bu baree lay gën bii baax na dinañ ko defar ba mel ni mu war a mel mais bu mel ne amee day gën a baax di wax nag ne liggéey bi commencé na tey pour defaraat gazon bi defaraat li nga xamante ne mooy projecteurs yi defaraat li nga xam ne mooy sonorisation bi waaye defaraat tableau magnétique ba léegi su ko defee ñu jàll ci beneen. Matar Ba nekkoon foofee sa Louga di nag lancé li nga xamante ni moom mooy projet defaraat ay stade yi nga xamante ni juróom-ñett lañ fii ci Sénégal moom mi lee nee na nag ngir Sénégal mën a nag organiser Coupe d'Afrique foofu nag ñu defaraat stade bu Léopold Sédar Senghor waaye tamit laal stade bi nga xamante ni mooy bu Lat Dior Diop bu Thiès bu Aline Sitoé Diatta sa Ziguinchor bu Mbour bu Louga ak bu Fatick. xibaar bu neex ci supporters yu Sénégal yi nga xamante ni dañoo bëgg a seetaani Lions yi foofee sa diwaanu Qatar ndaxte nag bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bi nga xamante ni fédération sénégalaise de football moom moo ko joxe nee na daal FIFA dafa nag ubbi ab plateforme boo xamante ni képp ku bëgg
billet mën nga ko fay jënd. élection présidence fédération ivoirienne de football niki samedi nag lañ koy door waaye nag xibaar bi neexul dara ci Didier Drogba ndaxte nag am na débat boo xamante ni dañ ko doon amal foofee sa télévision ba moom nag bokk ci woon te débat boobee nag ñoom candidat yépp daal ña nga fa woon mu nekk loo xamante ni daal du baax dara ci kii di Drogba moom mi lee ginnaaw sax bi mu yëgee xibaar bi nee na daal li nga xamante ni moom mooy débat télévision yooyu ñu woon ko dafa tombé nag ak ay agenda am boo xamante ni dafa chargé woon loolee nag moom la indi ngir nag leeral li ci xew waaye nag mu nekk xibaar boo xamante ni nee nañ daal soo moytul du baax ci moom ndaxte nag moom mi lee jamono ji sax am na koo xamante ni daal moom la jàpp moo ko jiitu ci wàllum élection yi ndaxte nag juróom-ñett fukk ak benn membre yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci fédération ba soo moytul daal daañu ko wan ginnaaw ca diwaanu Guinée ki ñu wanul ginnaaw nag moom mooy Kaba Jawara ndaxte nag moom mii la fédération bi jàpp ne mooy doon entraîneur bu Sili national mu nag jiitu ki nga xamante ni nekkoon na candidat di Lappé Bangoura Morlaye Souma ak Moussa Teya si wàllum boxe gaynde yu Sénégal yi nga xamante ni ñoom ñoo jël raw gàdd gi foofee sa Freetown sa diwaanu Sierra Leone ginnaaw bi ñuy teeroo fii ci Sénégal ñoom nag daañu leen sargal tey ji ci ajuma ji bu juróom benn waxtu jotee ci hôtel bu ñu naan Lagon 2 nekk fii ci Ndakaaru ñoom ñu leen nag daañu leen sargal te képp ku leen di sargal daal dina jóge ci gox bi nga xamante ni foofu la boxeur bi dëkk bu ñu sukkandikoo nag ci président fédération sénégalaise bu boxe di nag Modou Mamoun Sène nee na nag daañu leen jox enveloppe bu duun ci fàttali nag ñoom gaynde yi jaloore ji nga xamante ni def nañ ko foofee sa Freetown mooy nag am fukk ak juróom-ñaari médaille fukk ak benn yépp nekk or ñeenti yi nekk xaalis ñaari nekk xànjar. jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci li gënoon fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi ci kanam tuuti di ngeen am xibaar ci kàllaamay nasaraan ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.